gërëm yàlla asalaamaaleykum mbokku jullit yi mbokku taalibe yi mbokku monde entier waa diaspora kilifa diine yi kilifa aada yi ñooy siyaar ñëpp du bëggee ñëpp. waaw tey gërëm yàlla dañoo dugg tey ci jigéen ñi seen solin seen doxalin seen waxin seen wow bët seen dëgër fit année 2000 ba tey 2020 ñu doon poser question: la virginité a-t-elle encore de la valeur dans nos sociétés? La virginité a-t-elle encore de la valeur dans nos sociétés? di laaj ndax jigéen mi nga xam ne dafa vierge jàpp boppam est-ce que amatina valeur ci jamono ji bi nga xam ne moom lañ nekk tey. man de ma part personnel xaw ma yow sa xalaat wala xalaatu keneen, man sama xalaat laa wax. man sama xalaat man pour man jamono ji ñu ne virginité jigéen amatul valeur fan laa ko teg. fi ma ko teg mooy jamono ji ñu ne jigéen yi daanaka dañuy wone seen bopp. jigéen valeur bi mu am bi ko góor daan joxatu ko. en fait pour vous dire que li ñuy wax virginité ñoratul góor, parce que góor bu demee ba nga xam ni li ko jafe woon da koo yomb dootul fulaal li nga xam ni moo ko jafe, dootul fulaal li ko yomb. te suñu mbokku jigéen ñi dañoo sàggan te dañoo bàyyandiku léegi. xaw ma nag nu mu demee noonu. seen xeetu colin, seen xeetu doxalin, seen xeeti waxin, seen xeeti jëfin. jigéen dañ ko xamee ci fonk boppam, mais léegi jigéen fonkatul boppam. jigéen dañ ko xamee woon ci dignité, mais léegi jigéen amatul dignité. jigéen dañ ko xamee ci sàmm boppam, di xaar bés jot mu woon lépp ni man jigéen laa te dama téye sama bopp. mais loolu amatul, walla bu amee boog lu néew la, ay benn ñaar la. lan moo ko waral? parce que jigéen ñi gëmatuñu seen bopp, dañoo perdre repère. jigéen léegi lu ko neex lay sol. da ngay dox ci mbedd mi gis jigéen boo xam ni daanaka taatu neen la def, ngeen baal ma ci kàddu gi, daanaka taatu neen la def, ndax lay awra ci moom lépp day feeñ. mais kooku ban valeur la ko góor mën a jox? kooku buñ la nee dafa vierge di nga ko gëm. et puis jigéen ñi yomb gi ñu yombal seen bopp góor ñi. jigéen day am valeur, jigéen day bëgg boppam, jigéen day sàmm boppam. mooy tax góor mën a fonk virginité. man de ma part, man pour man virginité bu amee tamit bëriwul. est-ce que am na? sama xalaata xaw ma nag yow sa xalaat, mais man dama ne est-ce que virginité am na? est-ce que virginité am na? parce que li daan xew ci maam yi cosaan bi, laabaan bi, bajjan bi yàkkamti ba gis sëru ki ñu njëbbal. man bu ma dari dégg laabaan kenn xamul yan at la. est-ce que yooyu moo ngi am? moo tax man je me pose la question, est-ce que virginité moo ngi am ba léegi? parce que niñ ko daan célébrer, walla boog yëf yee changé, walla jamono moo soppeeku, walla nit ñee soppeeku. jigéen fonkal sa bopp, jigéen yaral sa bopp, jigéen gëmal sa bopp. balaa maa dee nag ñu ne góor ñi fu jigéen yàqoo góor a ko yàq. jigéen am xelam, góor am xelam, nga ne fu jigéen yàqoo góor a ko yàq.
loolu yenn na maanaam jigéen bu demee ba nga xam ni boo xoolee garde-robe am wala armoire am benn sër nga fay fekk wala benn lépp ay jean la ak i tubéy ak i kilot dem nañ ba sax mënatuñ sol sër tubéy rek mais ñooñu fan la ñuy téye seen bopp wow bët gi ñu wow bët génération 2000 gii moo tax léegi divorce yi comme tulleeg Mali y a trop de divorce et incha allah dinañ ci defaat beneen thème mais tey je parle uniquement ci wàllu virginité jigéen gëm gi mu war a gëm boppam jigéen gëm gi mu war a dolli yaakaar boppam suturaal boppam bañ a di téye boppam nit ki loo ko bëgg fexeel ba garder sa virginité bu ko mus a joxe parce que mooy sa dignité parce que mooy sa quaranté dëgg la virginité taxut jigéen yàgg ci sëy virginité taxut góor bëgg la waaye dina tax góor respecté la quel que soit alpha moo xam sëy bi day tas moo xam day continuer mais dina tax góor respecté la et y aura d'autres thèmes c'est juste un lancement pour vous dire que gërëm yàlla jib moo ngi ci yeneen bagage te leen wax jigéen sama mbokk jigéen ñi sama sœur ñi samay jigéen ngeen mais jigéen day gëm boppam jigéen day téye boppam jigéen day xam boppam dëgg jigéen day xam li ko yàlla dënk góor bis boo ko jafalee li nga yor mu fonk la téelal boppam góor bis boo ko yombalee li nga yor bu lay fonk tamit du bari wala ñi la ciy fonk du bari kon nga la yow sama mbokk jigéen sama rakk sama sœur sama yaa xam loo munti doon ci man fonkal sa bopp gëmal sa bopp tàkkal sa sœur ba mu dëgër na la alxayri tax nga ibbi say tànk bu amul alxayri bul jox kenn sa bopp foofu laa yemale sama kàddu di leen wax gërëm yàlla premier numéro la et incha allah nañ ko gën a yaatal boo amee looy commentéral mais man sama xalaat laa bopp yow sa xalaat nga yor kon nañu bokk xalaat yi ñu waxtaanee ko gërëm yàlla asalaamualeykum wa rahmatullah wa taala wa barakaatuhu gërëm yàlla